baax a baax di leen di baalu ak sant leen FM benn ci ay bànqaasu rajo Sénégal suñuy programme ñu koy wéyal ñu suñu émission 30 minutes pour convaincre bi nga xamante ni émission politique la ñu fas yéene di ci dalal waay politique yi ci campagne électorale bi nga xamante ni moom la ñu nekk nag moo ngir rek daal di leen permettre ñu daal di wax li nga xam ci moom mooy programme bi ñu jagleel askanu Fatick ku ñu fi dalal nag ngeen jàpp ne rek ab candidat lay doon saa su nekk lay doon fii ci Fatick FM juróom-ñeent fukk ak ñaar tombal ñetti waxtu ci ngoon jàpp ñeenti waxtu ñu dalal ñaari candidat tey suñu gan gu njëkk di Mamadou Camara moom nag moo jiitul coalition bi ñu dippee ànd nawle suqali sunu gox bu ci kanamee tuuti daan ko bàyyi mu daal di nuyoo waaye laata loolu rek ni ñu ko tàmmee def dañuy daal di beral nuyoo ak ziar mboolem kilifa diine ak kilifa aada bu nekk ci biir Fatick ak li ko wër ñaan suñu borom mu daal di guddal seen fan waaye tamit may leen wër gu yaram. ñi ci hôpitaux yi tamit dañuy bàyyi xel ak xol saa su ne ci ñoom sunu borom moom mi dara tawul yal na fëgg seeni nopp delloo leen seen njaboot ci anam yi gën. mbokk yi ci prison yi tamit ñu ngi bàyyi xel ci ñoom di ñaan suñu borom génnee leen foofee te bu ñu fa génnee yàlla na leen dëddale ak lu mel ni la leen fa dugal ñaan sëgam ci période électorale la ñu nekk suñu borom may ñuy tamit campagne électorale ak élection yu apaisé yoo xamante ni du am benn rëq-rëq bu ko defee ni nu ko waxee sànq rek Mamadou Camara la ñu dalal moom mooy njiital coalition ànd nawle suqali sunu gox ci waxukaay bi yéen a ngi ci ànd ak soxna Yaram Diagne ci xarale bi Jean Pierre Ngor Gakou sëñ bi Camara yi ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñu ngi lay fay soxna Yaram di la sant ci invitation bi di ci profito aussi di nuyu waa Fatick yëpp di tàmbale ci kilifa diine yi kilifa jàngu bi kilifa aada yi di profito aussi ci at bu bees bi di 2022 yal na lay yàlla defal jàmm defal ko suñu gox defal ko réew mi defal ko àdduna yépp jërëjëf Mamadou Camara ma wax ko sànq yow yaa jiitul coalition bi ñu dippee ànd nawle suqali suñu gox mu mel ni nag le candidat fantôme tey la ñu dalal ndax coow li dafa bari autour de nag bi waaye borom nag bi Fatick yàgg nañ bëgg xam kan la yàgg nañ bëgg dégg ay kàddoom ñi ngi lay sant ba nga xamante ne defal nga ñu honneur ñun ñu njëkk a génnee ay kàddu borom nag bi Mamadou coalition ànd nawle suqali suñu gox ay doomu Fatick ñoom ñoo ko seq du loo xamante ne benn nit moo ci nekk ay doomu Fatick ñoo ko seq kenn ku ci nekk ci yéen am cër boo xamante ni yaa ngi ko yor di ko doxal jëlee ko ci njiitu réew mi président Macky Sall moom nag muy njiitu réew tiit njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am yaakaar ne ci njaboot googee ngeen bokk mu am ku mu tànn teg ko fi ngeen ne alamu ku du doon kooku ñun dañuy demal suñu bopp ñu bëggoon nag askan wi tam bëgg nañu leerlu ba xam demal suñu bopp boobu noonu xel mi fan la jógee ni ngeen ko toggee ba mu ñor ak lu tax ngeen ne du doon ci président tànn. waaw xaram comme ni nga ko xamee ñun Fatick kese la ñoom mu am nag ay doomu Fatick yoo xam ne gis nañ ni dëkk bi di doxee depuis bi président Macky nekkee fii boobu ba léegi te doxalin bi dëgg neex yàlla waa Fatick gisuñu ci seen bopp ñii di toog ci seen salle yi di ko méttitlu ñii di toog ci grand place yi di ko méttitlu duñ ko seetaanee ëllëg tout le monde est responsable mu am ay doomu Fatick yu gisante ay weer di ci waxtaan tuddee woon ko collectif boobu quartier bu nekk ci Fatick rek pratiquement sa doom a ngi ci loolu am ñu ne il faut que nag ñu génnee benn candidat dëgg la daan naa yëngatu ci politique bi pendant des années
pratiquement ma toog benn période ma gelé samay activité li ko waral mooy ba ma gisee ki ñu jël dëkk bi tegoon ko ci loxoom ma gis ne du vision du ambition du programme ñu bugg ko joxaat mu yor dëkk bi ma ne leen kii mënul jëmale dëkk bi kanam ma toog jàpp sama jàmbur nekk ci sama liggéey coalition bi ba ñu collectif bi ba ñu waxtaanee seen biir ba pare ñu trouver consensus ne Mamadou dañoo bëggoon ñu waxtaan ñu àndandoo dem xeex pour génne Fatick ci ndóol bi mu nekk ñu génne Fatick ci ñàkk wekk bi ñu ko ñàkk wekk xam nañ ne ngëla yaa ngi sa liggéey bopp bu bokkut ak ndombal tànk bi le président dënk mais nga ñu lay ñaan rek ñu àndandoo dem xeex ko ma nangul leen ko ndax képp ku may oo rek si pour lu jëmale Fatick kanam mënuma bañ ndax fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee ñoom ci seen mbaax ci seen générosité ci seen oyof ñu ni ma dañoo bëgg nga jiite tête de liste majoritaire bi te ku ci nekk ci ñoom mënoon na ko jiite en commençant par son excellence Sori Kaba l'ambassadeur, le député Fadé Diène, le président Semou, le président Cheikh Dieng, pour ne citer que cela ndax du dara lu ma leen ëppalee mais dañoo jàpp ne je peux être le candidat du consensus loolu moo ko waral tur bi ànd nawle tur bi rek uyoo na lépp ndax doomu aadama du xamee ne nit mooy garabam doomu aadama du xamee ne nit daf ko war a jàppee ni nawle li mu yéene boppam mu war ko ko mën a yéene ndax ñun ñëpp ñoo tolloo ñun ñëpp ñoo yem ci kanamu suñ borom ñu war a mën a nangu liggéey ci ànd nawle liggéey pour mission bi nga xamante ne tey jii moo ñu war pour suqali suñu gox loolu moo waral ànd nawle. jërëjëf ànd nawle wax nga ko gannaaw nag ba nga xamante ne ànd ngeen ci nawle tey jii ana ban programme ngeen di présenté Fatickwa yi ngir nawloo leen bu ngeen àndee ci nawle ba pare nag j'imagine que dina am loo xamante ni di ngeen ko vraiment doxal bu fekkente ne sunu borom dogal na li ngeen di wut ngeen am ko ngir nawle googu tamit ngeen nawloo googu ngeen won ko askanu Fatick. voilà xaram xam nga balaa ngaa wax programme na ngay xool lan moo doxal ba pare. loolu dinañu ci ñëw dañu bëgg nga wax ñu programme bi ba pare ñu doog a ñëw ci li nga xamante ni jàpp nga ni doxul parce que xam naa ne fi mu nekk nii askan wi tey xam nga li weesu na sëñ bi Camara du dëgg li doxul moom weesu na mënatul dox fi ak fukki fan wala juróom-ñeenti fan waaye askan wi tey am nañu bëgg nañu xam li nga xam te moom nga leen naral. bokk na ci programme bi ñu bëgg a proposer les Fatickwa ñu jëlee ko ci charte bi nga xamante ne moo tudd fonder le Fatick du futur te président tënkoon ko ci année 2000 yi ci fonder le Fatick du futur boobu tey jii dañ koy mën a xayma dañuy ne c'est un dérivé du programme Sénégal émergent mais dans sa version micro ou bien dans sa version locale ñu jël ko
tënk ko ci 4 axes majeurs muy le programme Fatick 4.0. axe bi jiitu di xool ci wàllu transformation de l'économie locale. ku ne transformation de l'économie locale xool koom-koom bi nga xamante ne fii ci Fatick lañ ko war a mën a jëlee liggéey ci taxaw ci ba Fatickois bu nekk war ci mën a gis boppam. tey jii bokk doo jëlee Fatick nga dem fu mel ni marché bu Fatick bañ fa demee lañ fa gis dafa dérisoire ci tilim ci manque d'organisation ci dans des conditions yi nga xamante ne suñu yaay yeeg suñu sœur yi fay liggéey ku respecté nit doo ko ñu teg ñun ñu ne lii dañ ko fi jëlee dinañ fexe ba indi leen un centre commercial bu baax bu mucc ayib boo xamante ne doomu Fatick bu nekk di nga ci mën a gis sa bopp. ci wàllu dëkk bi ni muy doxee ci wàllu cadre de vie Fatick amul fenn foo mën a gis espace vert te loolu ci compétence yi nga xamante ne dañ ko jox mairie ci la bokk. gare routière bi avec liñ ci def yëpp ak ni Fatick di màggee tey jii suñu programme fas nañoo yéene defar benn gare routière bu bees bu baax. le secteur privé local ci secteur privé bi yëpp nag doo jëlee xale yi nekk ci informel bi il faut que ñu war leen gën a mën a organiser mun leen a booleeg les partenaires yi nga xam ne mun na leen jàppale ci seen wàllu liggéey ñu mel ni DER ñu mel ni yeneen fonds yi ñu mun a renforcer seen liggéey ba nga xam ne dañuy am secteur privé local bu am doole. xalaat nañ ne dinañ dem ba mettre en place un fonds d'accompagnement des initiatives locales muy genre fonds d'investissement te tey jii ci wàllu haute finance xam nañ ne les fonds d'investissement dinañ taxaw di renforcer l'économie locale ba lépp lu ñu bëgg ñu mun koo def avec beaucoup d'autonomie. tey jii Fatick dafa am or blanc du ma ne Fatick dafa am or blanc muy suñu bras de mer bi te bras de mer bi production sel bi muy def waxtaan nañ ak ay partenaires yoo xamante ne jëkkan nañu gisante woon ak njiitu réew mi ba mu bugg a mettre en place une usine fii ci Fatick te ci biir usine boobu investissement bu pratiquement 74 milliards bu leen permettre ñu employer 1500 jeunes avec des salaires yi gën a tuuti yuy varier entre 400 000 à 600 000 dinañ defar xorom pour lekk dinañ defar xorom pour yóbbu ko ci dëkk yi mag yi nga xam ne day am neige dinañ defar xorom pour des produits pharmaceutiques dinañ defar xorom pour des produits de bétail dinañ defar xorom pour chlore donc usine boobu dafay nekk une usine bu mag te dina jëriñ Fatick. bokk na ci aussi ci toujours premier point bi l'appui à la valorisation du tourisme des sites et des monuments historiques. Fatick dëkk cosaan la te tourisme dafay yàgg occuper une place extrêmement importante dans l'économie locale mais aussi dans l'économie nationale. loolu
ci axe 1 ci suñu programme loolu boobu la boo ñëwee ci axe 2 bi nous avons parlé sur l'axe 2 de gouvernance intégrée et citoyenne, l'intercommunalité avec le traitement et la transformation des déchets en compost pour l'agriculture et l'énergie ou en énergie. Le développement du capital humain pour xam naa ne émission bi dafa gàtt du ma ko gaawalul rek du ma mën a dérouler programme bi ñu fi am yëpp. Axe 2 bi donc j'ai parlé de l'intercommunalité, le traitement et la transformation des déchets en compost pour l'agriculture ou en énergie, le développement du capital humain, mais surtout axe 2 bi du ñu ne la transformation des déchets en compost. Dañuy wax souvent l'or dur, l'or se transforme en énergie, en compost te dañoo toll foo xamante ne ku ne Fatick ne dëkk béykat te ñi nekk ci wàllu mbéy mi xam nañ ne agriculture tey sooxee boo xamante ne ci yenn gox yi bien vrai que l'État et le ministère de l'agriculture est en train de faire un travail extraordinaire mais war nañoo mun a permettre déchets yi duñ ko transformer en engrais ñu mun ko jox suñu béykat yi te loolu dina leen yombal problème bi ñuy am ci wàllu intrants agricoles yi tel que l'engrais. Donc loolu ci axe 2 wu suñu programme ci la bokk. bu ñu ñëwee ci axe 3 le développement du capital humain dama remarqué fii Fatick jigéen yëpp seen groupement yëpp ay leket la ñuy teg te fi jamono toll nit ñi dépassé nañ affaire u leket ces groupements dañ leen di organiser en fédération de groupement ñoom mu am benn structure bu nekk ci kaw bu ñuy tuddee mutuelle des femmes de Fatick. On trouvera les moyens yu permettre mutuelle des femmes de Fatick boobu mun fa jëlee alal di ko dugal ci fédération des groupements jigéen ñi mun koy jël di ko utiliser di liggéey te ci liggéeyu jigéen yi il faut que ñu former leen il faut que ñu orienter leen mais surtout il faut que ñu encadrer leen ba nga xam ne ci seen wàllu liggéey dina leen mën a indil ay revenus. Beneen point bu am solo mobilisation et organisation en club talent Fatick diaspora et ressortissants tey fépp ci àdduna ay doomu Fatick a ngi fi yàlla may leen ñu am xam-xam yàlla may leen ñu am ay relation yu leen mën a permettre ñu mën a utiliser cette compétence là pour lu mën a jëriñ suñu gox. Loolu mooy le troisième axe de notre programme. Quatrième axe de notre programme mu ngi ci wàllu santé ak action sociale. Ci wàllu santé ci wàllu santé ak action sociale boobu mu ngi toujours ci le troisième point le troisième axe mooy le développement et le capital humain. Donc santé et action sociale ci wàllu santé et action sociale non seulement dañuy gën a accentuer ci foofu pour ndimbal li mais dinañ fexe ba nga xamante ne di may nit ki jën nga fexe ba jàngal ko napp moo ko gën. ñu ngi terminer muy le quatrième axe de notre programme dem ci wàllu culture ak artisanat. Fatick tey ku fi am événement da ngay am problème fan nga koy organiser
ñu xalaat ne dinañ def benn salle de spectacle multifonctionnelle boo xam ne dañu ko mën a utiliser ci anam bu nekk ñu xalaat aussi ne dans le cadre du cadre de vie ñu créer Fatick une ville culturelle et une ville lumière. Dragage du bras de mer et amélioration et faciliter l'accès à un logement décent. Donc axe yi ma la limal yëpp ak sous-thème yi ci nekk yëpp loolu mooy li nga xamante ne incha allahu rabbi samedi experts yi ci liggéey dinañ daje quartier général ñu ci invité Fatickois yëpp axe bu nekk ñoom ñu faram fàcce ko dugg ci en profondeur wax nan lañ koy defee ak nan lañuy amee moyen yu ko liggéey. jërëjëf di fàttali ñi ngi dalal Mamadou Camara di njiital coalition ànd nawle suqali sunu gox sëñ bi Camara programme bi nga wax c'est un programme très ambitieux et j'imagine bon nit mën na lu nekk réalisable j'imagine waaye xam nga nag ni que mairie Fatick budget bi tollul noonu su ma juumul ça tourne autour d'1 milliard 300 quelque chose comme ça tey jii fan nga yaakaar ni que mën nga fa puiser autant de ressources financières pour développer programme bi nga xamante ni moom nga fi présenté sànq. waaw mairie Fatick si prévision budgétaire yi on avait dit 1 milliard 200 mais dans la mobilisation ils sont à 600 millions. Macky ba mu fiy jógee le président Macky en tant que maire ils étaient à 800 millions ñu koy wàññi di ko wàññi ba tollu ci 600 millions duñu sàggane duñ fi bàyyi équipe bi fi nekkaat fi foog naa ci ci 0 franc la ñu jëm mooy le bilan 0. Aujourd'hui xeram adduna bi dafay dox dama lay jox exemple bu gën a simple mooy le président Macky Sall programme bi mu teg ci Sénégal émergent daf fi fekk ay barrières muy code des marchés mu am ingénierie ba créer les offres spontanées pour mun a contourner code des marchés mobiliser ay fonds yooyu moo ko mun a permettre mu mun a def lépp lu mu def ci wàllu autoroute yi ci wàllu stade yi ci wàllu bu nekk ñun xam nañ niche yi nga xamante ne mu ngi dépendre ci état te ay fonds yu fa teg la ñu mun ko jëli pour mun a renforcer pour mun a exécuter politique bi ñu bëgg a exécuter doo jëlee ci wàllu élevage dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de l'élevage il y a le FONSTAB fonds boobu xaalis bu bëri bu nga fa boo xam ne dañ ko jël ne ko ñu ngi koy jox les éleveurs te aujourd'hui on est dans un pays où il y a beaucoup d'éleveurs am na d'autres ressources yi nga xamante ne ñu ngi ko buggal dugal sur les cultures foragères nga jël diggante Fayel ba dem côté Foundiougne zone boobu ñu ne tan la te zone boobu mën na développer culture foragère du ma dugg ci agriculture dans sa globalité parce que je suis à Ankar comme président de conseil d'administration et je connais très bien le secteur de l'agriculture nga ñëw ci wàllu jeunes yi ak femmes yi il y a l'ADER la délégation de l'entrepreneuriat rapide qui a mobilisé plus de 80 milliards de la BAD. Mais cet argent est destiné aux jeunes, mais surtout aux femmes. Mais est-ce que jigéen bu toog këram encadré wuñ ko orienté wu ko kooku mën na dem jëli alal ci DER pour mën a liggéey donc mën naa lay citer secteur par secteur fu ñu mën a mobiliser ji xaalis bi mais beneen point bu am solo aussi c'est dans le cadre de la coopération partenaires yi taxaw nañ pour dugal xaalis Sénégal di xool parce que le Sénégal est un pays stable macha allah mais di xool benn zone attractive boo xam ne dinañ ko fa mën a def mais malheureusement ñun équipe municipale bi ñu am ñoom seen mbir nekkul ci loolu ci ay détails rek la ñu nekk
jërëjëf xam naa li ñu dese ci waxtu bariwul xam nga waxtu yi moo bariwul moo tax j'espère que di nga comprendre lu tax bëgguñu woon attardé wu ci lan moo dox lan moo doxul parce que tey nag askan wi li ñu soxla mooy candidat yi laaj seen dëkk ñu xam programme bi ñu leen di présenté dina leen dimbale ñoom it bu ñu dee def seen choix ñu daal di xam ci kan la ñu koy porté mu mel ni ñaari simili rek moo ñu dese dañ lay bàyyi nga andi sa kàddu gu mujj ndax dañu war a dalal beneen gan du ñàkk xëy na dinañu am occasion dalalaat la beneen yoon nga gën yaatal. Soxna Rame moi je lance un appel au Fatick tey ay doomu Fatick yëpp a jóg taxaw doon benn ay doomu Fatick yëpp a jóg taxaw pour lii nga xamante ne mooy achat de conscience bi équipe bi fi nekk di def di jënd ay nit ci ay alal di détourner ay nit ci ay alal di jënd ay carte électeur di taxaw pour sàcc ay élection Fatick jóg na taxaw ne lii du fi amee. loolu mi ngi fi xew fii Fatick. lu raw loolu sax xew na fii. parce que tey émission bi dafa gàtt moo tax dama bëgg a développer ci leneen maa ngi ñaan waa Fatick seen ay doom ñoo jóg taxaw. seen ay doom ñoo jóg taxaw pour dagg mbuumu njaam ak mbuumu nooteel bugg fi dindee une équipe municipale boo xamante ne amul vision amul ambition amul yéene pour waa Fatick ñu jóg taxaw ànd ak waa ànd nawle nag xeex bii ñuy xeex suñu ay jarbaata tax ñu koy xeex suñu ay dooma tax ñu koy xeex pour xàllal leen yoon bi président Macky la mu mënoon def na ko mais ñam fi teg ñoo xamul fu ñuy teg seen tànk ñam fi teg ñoo amul vision bu fekkee ni vision da nga ko jël rek teg ko ci ndaga teg ko ci fo teg ko ci ree gox biñ la jox mënoo ko yoral sa bopp Fatick lëndëm na Fatick salte na Fatick tali yi baaxul Fatick nit ñi jaaxle ne Fatick jeunesse amul liggéey Fatick Jakarta fi nekk Fatick à la limite fatigué na képp ku def bilan zéro maa ngi je lance un appel à tous les Fatickois ñu wax ma lan mooy bilan wu Macky Matar Ba ñun amuñu problème personnel ak Matar mais problème lañ am ak ki ñu jox suñu mairie ni mu yoree suñu dëkk loolu mooy li ñu métti te xeex bii nag xeexu Fatick yépp la du xeexu Momadou du xeexu Sori du xeexu kenn xeexu waa Fatick la tey doo demee Njaay kàddu gi benn la doo demee Louga ndem kàddu gi benn la foo dem ci Fatick kàddu gi benn la tout sauf Matar mais tout sauf Matar boobu lenn rek laa fi terminé que ñu def le vote utile ne ñu dajale suñuy voix yépp ñu voté coalition ànd nawle mooy coalition bi nga xamante ne mandarga bi mooy nag bi ba mëbët bi ñu am ci Fatick yàlla may ñu kàttan ak doole ñu ànd koog waa Fatick pour mun ko def maa ngi gërëm ñëpp. nga fàttali bulletin bi couleur bulletin bi. bulletin bi baatin nag te nañ ko bàyyi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. jërëjëf Modou Camara la woon njiitalu coalition ànd nawle suqale sudu gox moom la ñu doon dalal ci suñu studio mu ànd ak son directeur de campagne Sori Kaba ak ñeneen ñi nga xam te ñoom la bokkale liggéey bi ñoom ñëpp gis nañu leen waaye temps bi moo ñu dul may ñu jaar ci turu kenn ku ci nekk di yaakaar mbokk yeeg xarit yi ne fa ngeen bëggoon ñu teewee leen fa ci ay laajal neen lan ko seen candidat bi jaa ngeen jëf